ñetti nit ñu faatu juróom-ñett yu amee gaañu-gaañu juróom-ñaar ca ñoom seeni gaañu-gaañu mitti lool mooy li tukkee ci accident bi am tey jii ci suba ci yoonu aéroport Yoff bi accident boobee ca nañu ko waxe ñaari camion ñoo doon njëkkante ba def jëyee ju ni mel accident yi nga xam ne day bàyyi ko ci gros porteurs yi ay bakkan di tëdd ci tali bi ñu leen fay tëral tax na ko ñuy dellu si ci xibaaru digg bëccëg gi wax ci anam yi nga xam ne noonu la ñuy joxee permis ñi nga xam ne ñoo yore poids lourds yi mobilisation mujj dajaloo bi ñuy def jëm ci xeex courant bi ñu yokk ak njëgam waaye it Guy Marius Sagna mi ñu dugal ci kaso bi ñu génne ko collectif ñoo lànk ñoo bañ nee nañu daañuy delloo bum ca boy boy ba àjjuma ji di ñëw ci Géejawaay lañ fas yéene lànkee seeni ñaxtu ki xultu comité pilotage dialogue national danañ ko samp tey jii ci ngoon ñu ànd ci xibaaru digg bëccëg gi defub jàngat jëm ci juróom-ñett fukki membre ak juróom-benn ya cay nekk seetlu gi mooy am nañu fa dem teewal fa soni ñooñ yoo xamante ne ji fa ñu bàyyeekoo du ñëpp leen safoo loolee mbokki mooy taxañu xabaar yi buñ ko tàqarñe bu nuppi dalal Ajaratu Binta Diallo ci xibaar yi biti réew yi lu ciy gën a fës Diallo. lu ciy gën a fës Ndiaye mooy Turquie dina yónnee ay soldats ca Libye bu Fayez al-Sarraj président Recep Erdogan moo ko wax itam ne assemblée nationale bu Turquie dina ci addu juróom-ñaari fan ci weeru janvier bi ñu dëgmal Kémi Séba dinañ ko àtte tey jii ca Burkina Faso procureur de la République ba moo ko fësal Kémi Séba activiste franco-béninois ñu jàpp ko samedi ba la ñu génn ca Ouagadougou. 13h18 nga dellu siwaat Cheikh Tidiane Diagne tàggat yaram luñ ci mën jàpp. lañ ci mën a jàpp moo di football wàllum nawetaan ak Ligue des champions bu Dakar département bu Dakar jàppale nag ni ki dimanche gi lañ koy daal di amal ci yoon googu li sax ñi nga xam te ñoom ñoo ŋànk organisation bi ñu ngi koy waajal bu baax a baax wax itam ci matuwaay yi nga xam te jël nañ ko ngir mën a réussir googu le fet ca Cilmaxa danañ fa daal di dem ca département bu Tivaouane la foofu nag la fa nekk ci ay gune tey yëngu ci wàllu tàggat yaram bëri nañu loolu am na sax ñu ci xarañ waaye li nga xam te ne moo leen gàllankoor moo di ay jumtukaay loolu incha allah di ngeen si déglu lii di reportage yu Cheikh Anta Diop Boxing Day moo di jongante yi nga xamante ni dañ koy amal ëllëgu Noël foofu la ca Angleterre match yëpp ni ki tey ji lañ koy daal di amal benn bi sax door na ba midi toptalee fanweeri simili la ca des na ci jongante dañ koy yeggali diggante 15h jàpp 17h ba 20h googu le nag Leicester féetee si ñaari place bi dana te sekk Liverpool bu Sadio Mané féetee si place bu njëkk bi fukki poñ daal di dox seen diggante. xibaaru digg bëccëg yi ci rajo Futur Média gannaaw bi ci réew ak tàggat yaram dinaa leen jukkil as lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk tey gis-gis du am li koy wuutu moo di journal 2019 Babacar Fall ak équipe bu rédaction rajo Futur Média def leen ak pàttali ci li fi jaar 2019 gënoon ci fës nekk ci xel yi ba léegi loolee ginnaaw xibaaru digg bëccëg gi lay doon Aliou Ba moo nekk ci machine ci kàddu gi mbokk yi nuyu leen rafetlu ànd beek rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ca booba rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkali gi dooree xibaaru digg bëccëg geek accident bi nga xamante ne ji am na tey jii ci suba ci yoonu aéroport Yoff bi nee nañu ñaari watay poids lourd muy camion ñoo doon njëkkante ba def jëyee junni mel ñetti nit kon ñoo ca faatu juróom-ñett jëlee ci ay gaañu-gaañu ci juróom-ñett yooyee ci amee gaañu-gaañu juróom-ñaare ñoom seeni gaañu-gaañu doy na waar lool leeral yi Amadou Sabar Ba. Madame Mané nekkoon transitaire ci port autonome bu Ndakaaru du àggati ba mukk fële ci bureau soxna si amoon ñetti doom ñàkk bakkanam ci bile accident El Hadj Abdou Ndir fekke mbir mi dañu nettali liggéey ji demee. maire bi nag ba muy gaare oto bi juste maa ngi taxaw beneen oto frigoriste bi ñëw gaare si kanamam ba mu gaare si kanamam maire bi jénn ubbi porte bi di wax ne ko sama rétroviseur bi dam nga ko mu ne ko maman maa ngi jéggalu am beneen oto frigoriste tamit bu mel ni moom jógee sa kaw di daw lu bëri xam naa nag dafa ñàkk frein mënuloon di téye boppam si la mbëkkee maire bi gaañu si la ko. ñu bëri ñi fekk mbir mi jàpp ne ñaari chauffeur yi nga xam ne dañ doon dawal ay camion jën dañ doon course accident bi nag mi ngi am ci fajar tolloog passerelle bi nekk ci stade Léopold Sédar Senghor soriwul dara li nga xam ne mooy pont de l'émergence Charlemagne Sonko di commandant des opérations de secours bu brigade des sapeurs pompiers bu Tëngéej. collision moo amoon entre 4 véhicules ñaar frigo benn véhicule particulier ak benn minicar si accident boobu noonu am nañ 11 victimes am nañ ci ñett nit ñàkk nañ seen bakkan 7 victimes ñoo xam ne seen gaañ-gaañu daa grave pour le moment am na ñaar góor ak benn jigéen. leneen loo xam ne ñaawlu nañ ko ñàkk teggin ci ñenn chauffeurs yi doxalinu yenn nit yi nga xam ne bu accident amee dañuy nekk di filmer wala di jëli photo. dañu dimbale bu ñu bañ a dugal vidéo yooyu WhatsApp bi parce que vraiment on aurait souhaité garder un excellent souvenir de cette dame. gars yi tamit suñu gisee choc balaa ñuy filmer def dara nañ dimbali nit ñi ndax fii man rek maa fi nekkoon ñi fi moon yëpp à part femme bi war ñu woon moor. askanu Sénégal di wéy di ñaawlu doxalinu yenn chauffeurs yi waral tamit bile accident te du guléet. jamono ji am na lëf soo xam ne xam nañu ko jëm ci ñi faatu ci boobu l'accident ñoo di ñan
li ñu xamul kay mooy ñi doon dawal wala bokk ñi doon dawal oto yi doon mbëkkante ñi doon njëkkante kon mu di ñaari camion yi kenn ca moom li ñu jàpp bokk na ci daal ay atam yu néew maanaam da di gone loolee nag tax ñu dellu si waat coowal anam yi nga xamante ne noonu la ñuy joxe ñi yore ñiy dawal kon poids lourd yi anam yi ñu leen di joxe permis yi loolee kon doon loolu ñu bëri gis nañu ne lu ñu war a xoolaat la taxoon tey jii suñu ndaw la ca diwaanu Tëngéej xëy dem ca garage bu Mbaaw foofu nga xam ne ay camion ñoo fay faral di gaare waxtaan ak ñoom ci anam yi nga xam ne noonu la ñu joxe permis poids lourd yi lii mooy liñ ci gis reportage Abdou Diouf Diagne. mu sol kap ci bopp bi xar kanam gi daal di tëjee Daouda Thioune mu ngi doog a génn ci cabine camion bi nga xam ne mu ngi ko gaare ci benn trottoir bu jàkkaarloo ak Sococim bëggut a dégg benn yoon ñu naan chauffeuru camion yi ñoom ñoo waral accident yu bëri ñi nemmeeku ci biir réew mi. non chauffeur camion ñoo dàq dawal dañoo jàng métier ñoo dàq dawal mais oto bu ndaw moom mooy jël client jug wala mu coupé la wala mu doublé la duggaat loolu c'est pas normal chauffeur camion ni muy dawale bu ko ñëpp doon dawale kenn du am problème oto bu ndaw da lay doublé duggaat tata yi ñu jël client rek jug dem seen yoon loolu moo waral accident yi dem camion dañoo weex donc rek mais ñoo dàq la nga soog am permis ay màgg dawal gis-gisam boobu noonu Aliou Mbeng àndu ci ak moom chauffeur bi nga xam ne moo ko mag ci ay at di xamle ne léeg-léeg seeni loxo génnu ca am na ñoo xam ne moom côté la lañu respecté wul yow bu fekkee da nga sumi sa tubéy wala nga jël sa kaw weekal ko jël ay musique teg say musique wala nga ne ci portable di fo wala ngay dawal di fecc kooku mu ko respecté woo ko laaru am ñoo xam ne moom daal ay nit yoo xam ne dañ cee jox ci métier mi rek di ko yàq yi nga xam ne am nañ ay responsabilité yor ak njaboot ñoom li ñuy def xam nañ ko waaye nag ñëpp bokku ñëpp waa ji ñu dajeel ci boulevard Maurice Guèye muy nëbbu turam di xamle ne muy chauffeur oto bu ndaw ak chauffeur oto bu mag ñoom ñëpp seeni loxo génnu ca boy dawal camion yeeg ñu yore oto yu ndaw yëpp ñoo yam même génération sens interdit sax xamuñu ko même sens giratoire mënuñu ko xam léegi nii maa gis benn oto boo xam ne sens interdit la jaar kenn nga ne encore di téléphoné doy na waar problème du problème visite technique problème de comportement la oto yi boo ko gaaree woon 100 ans boo ko dawalul du daw problème visite technique wala ay tali yu problème ay permis ay carte grise non problème nit la ci Tëngéej nag ndax camion yi ñoom ñooy faral di waral accident yi nga xam ne dañu koy nemmeeku ci biir réew mi gis-gis yi def ci wuute lool wante ñoom ñëpp mànkoo nañ ci benn mbir ne accident yi bu ñu sañoon mu daal di dakk ndax njaboot yu bëri ñu ngi ciy jaaree di tas RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne bàyyeekoo Rufisque taañaañal ba diwaanu Mbour ak lu doy waar loo xam ne gis nañu ko ci àll ba foofee mu di forêt classée bu Saly seen nas ndaw la ñu fa fekk ab néewam ndaw si nee nañu mi ngi war a toll ci fanweeri at ak juróom dañu ko fekk mu faatu la ko faat xamaguñu ko li ñu xam daal mooy gendarmerie moom jote na ci mbir yi ba ubbi ci ab enquête sa ngir leeral ko. jëwriñ gi ñu dénk intérieur mu di Aly Ngouille Ndiaye àdduna jëme ci li nga xam ne gis nañu ko àjjuma jële ñu génn bi waa ñoo lànk ñoo bañ doon manifester ñu gisi policiers yoo xam ne solo ñu tëni maanaam dañoo siwilu loolee laaj nañu ko ana doxalin wi lu koy wund la mu leen tontu mooy lu jaadu la te it lu seenub liggéey mën a nangu la lu aju ci ñañu teg loxo mu ne it loole amu ci dara luñ ci mën a sikki sàkka taskatu xabaar yi nga xam ne jàppoon nañu leen ci te ñu am luñ ci doon jébaane moom ministre intérieur et sécurité publique di Aly Ngouille Ndiaye di xamle ne li indi jaxasoo geek li nga xamante ne ji moo tax daal am lu ci am ba mu jur ñu teg loxo ay journaliste mooy journaliste yi dañoo wanewul woon dara luy wane ne taskatu xabaar lañ maanaam gilet boobee nga xam ne dañ ko war a sol ñu bind ci presse ku gis xàmmee xam fi ñu bokk dañu ko sol woon moo tax ñu teg leen loxo ñu déglu kàddu ministre intérieur di Aly Ngouille Ndiaye ci micro Nafissatou Sila. li policiers yi def ci événement yu mel noonu ñëpp bañ a sol tenue loolu jàpp na ne du lu bees du aljuma bi rek la am yàgg naa am amul réew bu mu du am ñoom ñooy xool ci li nga xam ne lii dañ leen sant naka lañ mën a fexe def seen liggéey sans pour autant aussi mu yàq lu bari li amoon ci aljuma jàpp naa ne benn alkaati ñëwul moom donc fekk 100 personnes mu jël donc bi mu ñëw aussi ñi arrêté war nañ leen li tax ñu leen arrêté alkaati bu ñëwee même bu nekkee en tenue civile bu la bëggee arrêté dana la wan li tax ne la alkaati la donc vraiment à ce niveau je pense que nit ñi dañoo bëgg a déplacer débat bi foo xam ne fii yegg ko gis naa sax ñi ci wax ne dañuy porter plainte police parce que dañuy gis ay nit di sol ay tenue Baye Fall wala yeneen tenue mais chaque jour nit ñaa ngi sol ay tenue Baye Fall di fecc ci wote photo sëriñ bi te ñooñu kaasuñ ko c'est-à-dire nit ñi dañuy ci bu coow amee nañ wax lu am solo jàpp naa ne moo ëppal njëriñ police ci lii aussi na ci def liggéeyam bañ a dépassé mais yaakaar naa ne loolu lépp sax am na benn mésentente boo xam ne bi am na ci d'ailleurs wax naa waa police ak gendarmerie ñu daje ak syndicat wu taskatu xibaar yi pour que ñu d'accord ci kenn ku ci nekk la mooy sa taxawaay parce que gëm naa ne man gis naa image yu bari war nañ ma ci yu bari mais ñu ci bari amuñu woon aussi benn signe distinctif bu leen di xàmmee ak manifestants yi te xam nga léegi yomb na caméra même léegi téléphone yi day filmer donc journaliste bu ñëw taxaw solo amul benn signe distinctif bu ko mën a wuute ak keneen yore téléphone am bon le même traitement lañ koy jox ko les autres manifestants. Aly Ngouille Ndiaye ministre intérieur ak sécurité publique.
jeneen ajjuma waa ñoo lànk ñoo bañ fas yéene waneeti seen bopp nee nañu ajjuma yu suba gi wutali fële Géejawaay la ñu fas yéene def amal fas yéene ñaxtu ki xultu la ñuy ñaxtu benn ca mooy courant bi ñu yokk ak njëgam ñu teg ko ci suuf waaye it Guy Marius Sagna ak ay naataangoom yi nga xam ne dañu leen a tëye ci kaso bi ndax manifester yu ñu doon def ci buntu palais de la République ñu daat leen di bàyyi ñoom ñi nga xamante ne ji ñooy kilifa yu responsable bu collectif ñoo lànk ñoo bañ ab conférence de presse bu ñu bëggoon a amal tey jii ca centre bopp mujjuñ ko defee ci biir centre waaye ca buntu centre ba la ñu ko defee lépp doonoon ci teewaayu Salimata Aw. conférence de presse bi nga xamante ni moom lañ amoon biir centre bopp dañ leen ko lànkal ñoom ñooñee di mouvement ñoo lànk ñoo bañ Oumar Wali Zoumarou di ci indi ay leeral. bal ba tàkk na nguur gi war na xam ne que ne lenn rek moo ko dese mooy dellu ginnaaw ci ñi nga xamante ni jël na ko ay dogal yi nga xamante ne neexul Sénégalais yi tey neexul leen ëllëg. ñu mujjee ko def ca biti jàkkaarloog centre ba si naaj bu tàng ñoom ñooñee di waa ñoo lànk ñoo bañ li ñu bëgg mooy ñii di bokk ca dialogue national bi ñu jël soxlay Sénégalais boole ci libération Guy Marius Sagna ak ñamu àndal Omar Wali Zoumarou. parce que boo nee waxtaan dialogue dal am Sénégal da nga jàpp ay doomu réew mi privé leen seen njaboot tëj leen ci kaso dem sax ba ñenn ñi ñu leen doon néewal doole gis ngeen professeur Babacar Diop jour bi muy génn ay garde pénitentiaire ñoo ko jàpp néewal ko doole ba gaañ ko donc loolu munoo ci contexte boobu nga ni da ngay waxtaan waaye nag comme dem nañ ba jël décision di waxtaan yi nee nañ leen dem leen ngeen wax condition bu dee waxtaan woowu daal ngeen ci bëgg waxtaan leen que ne waxtaan munul am ci réew mi tant que bàyyiwu leen ñi ngeen jàpp. bu ñu sukkandikoo ci collectif bi nee nañu mobilisation bi day wëy ndax ay doxum ñaxtu war nañ koo amal ca Géejawaay Louga ak Thiès laata loolu am na bu rëy itam bu ñuy waajal fukki fan ci weeru janvier. ñu ngi waajal xew-xew bu rëy maanaam ci fukki fan ci weeru janvier 2020 loolu dañu bëgg Dakar nit ñi wàcc ci tali bi waaye nag yemuñu foofu sénégalais yi nekk ci diaspora yi Kolda nee na day dox le 27 Guédiawaye day dox également le 27 Louga aussi day dox donc déjà Tivaouane day dox le 31 donc gis ngeen. collectif ñoo lànk ñoo bañ di wax sénégalais ñi yaakaar ni Sénélec dafay dox seen kaw nañ leen indil facture yooyee ñu xam ne dañoo yokku ci seen ay siège wala ñu yónnee leen ko seeni téléphone ngir xeex bi gën a yomb. Salimata Aw rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi 13h13. ak RFM kumpa jeex na. tey jii ci ngoon dinañu taxawal ca palais de la République comité pilotage dialogue national bi loolee ba ñu ubbee waxtaan yu dialogue national bi ci pàttali ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai la woon waaye booba ba léegi président Ibrahima Famara Ibrahima Sagna mi nga xam ne moo ko war a doxal seetlu nañu ne daal ñu bari na jafe-jafe kii tënk yooyu dafa doon diisal aw yoonam di mitil ab liggéeyam bokk na it ci politiciens yi nga xam ne dañ caa bokk dem sax ba far suul waxtaan wi ku koy dégg jàpp ne ñoomu neen la yamu ca ndax it seetlu nañu gloomaate gu ci am li koy firndeel mooy comité pilotage dialogue boobee ak ñi nga xamante ne ñoo cay nekk président de la République mooy ñi leen ca tànn leeral yi Abdoulaye Cissé. moo ne comité d'initiative dialogue national la ñu wax dialogue national boo xam ne waa réew mi yépp a ko séq mu mujj mel ni sax politique yi ñoom dong ñoo yaakaar ni ñoo moomee dialogue national bi ndax foo dem ñoo fa ne ba ci sax bu président de la République di tànn ay personnalité dippee leen autre personne qualifiée maanaam ñoo xam ne ni yaakaare nañ leen seen xam-xam ñamuy tànn ñëpp politique la ñu leen xamee jàppal liste juróom-ñetti nit ñoo xam ne nee na yooyu ñooy autre personne qualifiée Doudou Wade la Thérèse Faye Ali Gueye Mansour Sy Djamil Babacar Gaye Mamadou Dieng Mamadou Lamine Dianté donte syndicaliste la waaye bokkoon ci comité Madické Bamba Ndiaye juróom-ñetti nit ñoo xam ne nee nañ autre personne qualifiée waaye politique la ñu leen gën a xamee te li ci am sax mooy catégorie boo jël politiciens ya ci amul place danañuy wut beneen prox ndoll bu ñuy jaar pour dellu si ci biir comité de pilotage du dialogue national bi ba tax na dialogue bi ni mu bindoo sax dialogue politique bi moo gën a avancé ndax ñoom tàmbali nañ seen waxtaan bu yàgg waaye nag moo nar a yàq yëf yi ndax fexe ba ay politique déggoo lu jafe la donte président de la République nee na dialogue national bi muy politique ba muy beneen lépp lu ciy point yu ñu déggoo du ci soppi dara waaye balaa loolu day fekk ñu déggoo ba pare te fexe ba ay politiciens déggoo rawatina ci mbiru élection loolu moom xëy na du tey lañ koy gis.
Gogi Abdoulaye Cissé mi ngi tàmbale xaati ñi nga xam ne ñoo fa dem ca boobi le comité pilotage fas yéen fa teewal ñenn ñi lu ci mel ne Mamadou Lamine Diante mi nga xam ne moo fa fas yéene teewal ñii di jàngalekat yi am na ci ñenn ñooñ nee na ñu àndu ñu ci ak dogal boobe ku ci mel ne secrétaire général bu SAEMS Bawone wala bokk secrétaire général bu SAEMS Bawone di Mamadou Lamine Diante dañoo gis ne kon dafa dem ne daal dafa dañ ko tànn mu bokk ci li ñu naan ay personnes qualifiées Abdoulaye Ndoye gis ne enseignants yi ci boppam ñoo war a tànn ki leen doy ngir mu teewal leen fa waaye dem nga mu fa dem ak li ñu ko tànn ñu ko defuñu li war ñu teewlu secrétaire général bu CUSEMS moo ne woon ganu RFM matin. ñun mbir mi nuñ ko tànnee nuñ leen tànnee xamuñu ko nous ne sommes pas gisuñu su. léegi dialogue boobu en tant que syndicaliste ndax yaakaar nga ni dina am njëriñ. xam nga sëñ bu mag bi daana wax ni naxante ak warante mooy tas askan. te réew kenn du ko fooyee kenn du ko fonto bu ñuy waxtaan dañ koy teg ci dëgg. bu dee dañu bëgg réew mi jëm kanam parce que le but de la discussion ci tubaab comme Joubert nu mu ko doon waxee du man maa am ndam. may amélioration nu ñuy fexe affaire yi jëm kanam ce n'est pas la victoire mais l'amélioration kon nag ñun am na nu yaakaar ni bu dee dañu bëgg waxtaan nañu waxtaan ak les véritables acteurs tey dans le secteur de l'éducation mënoo waxtaan keneen parce que dañu am ñaari critères yu tax dañu am légalité ak légitimité ça nous sommes dans la République comme nu député bi amee légitimité comme nu président amee légitimité. xëy na yéen waa G7 mën ngeen bañ a teew mais ki nga xamante ne par exemple quelqu'un comme Diante ku xam secteur bi la jëte woon na syndicat ay at ba léegi mi ngi ci mbir mi di ci yëngu war na leen mën a teewal pourquoi ngeen taxaw ñett ne du leen waxal seen yoon nekkul ci moom. non waxuñu dama la ne tey jii boo doon jël parti bu mel ni APR wala nga jël PDS da ngay jël secrétaire général bu fa nekkoon mu dem représenter leen. non doonoon na secrétaire général doonoon syndicaliste xeex fi. liggéey fu rafet mais bu dee dañu bëgg méngoo ak loi république ak yoon bu ñuy wax représentation président Macky Sall moom mu créé dialogue boobu dafa war a jël les véritables acteurs ñoo xam ne tey jii ñooy waxal jàngalekat. Abdoulaye Ndoye ngeen doon teewlu noonu mooy secrétaire général bu CUSEMS. njiital parti démocratique sénégalais di Abdoulaye Wade mi ngi wéyal audience politique yi muy amal ginnaaw Moustapha Cissé Lo député bokk ci APR démb. njiitu réewum Sénégal ba woon di Abdoulaye Wade tey jii ci ngoon bu 6 heures jotee nee nañu dana dalal ki nga xam ne moo di Khalifa Ababacar Sall député maire Ndakaaru ba woon ndaje ma di amee ci kër Abdoulaye Wade gi nekk ci corniche ouest bi. liggéeykat SD yi rafetlu dogal bi nga xam ne njiitu réew Macky Sall jël na ko jëm ci jox leen 8% ci capital bu Suez bi loolee ak it lu aju ci décret réquisition bi nga xam ne kon des ko abrogé maanaam daal fa ñu ko tegoon fa la ñu ko jëlee loolee ñu gis ne lu ñu rafetlu la bokk na it ci li tax ñu ne dogu nañu ñoom yooyu la liggéeykat ngir gunge kër gi nga xam ne moo war a ñëw ci séddaleem ndox mi ba lépp ne boy ñu teewlu kàddu yu Baba Ngom mooy coordonnateur adjoint bu intersyndical gi jabooti liggéeykat yi SD yi am nay kàddu yooyu dénk na ko ci njóogu jeen comme waxu SD dafa nekkoon ci actualité bi moom mu wax ne daal fi mu nekk dina abrogé réquisition bi mu ne dina ko abrogé beneen bi mu ne dina jox waa SD 0,5% ñu boole ko ak 7,5% mu doon 8% loolu nag moom mu ngi koy jëlee ci capitalu état bi parce que état bi dafa amoon 25% mu ne dina jël ci état bi 1% jox 0,25% 0,50% jox ko travailleur SDE jël 0,5% jox ko travailleur SONES ak ONAS mais nag loolu bi mu amee tamit vraiment nu kontaan. yaakaar naa tamit sunu assemblée générale bu mujj bi loolu lañ ñu waxante woon ñu ne bu ñu amee 8% tamit baax na bu ko defee ñu àndandoo liggéey la main dans la main pour le développement du secteur kon nag yaakaar naa comme président bi vraiment la ñu waxoon nag te xam nañ ne daal déglu nañu te dégg nañu kon nag dañ koy gërëm sant ko sant centrale syndicale yi demoon seeti ko pour waxtaan ak moom vraiment kontaan nañ ci moom bu baax a baax a baax. waa Suez daal ils sont les bienvenus waa Suez dañ leen di ubbil sunu ay bunt yaatal leen xaar leen pour que ñu ñëw ñu ànd ak ñoom liggéey ndax tamit ñun ay professionnels la ñu si métier ku ñëw ñu ànd ak moom comme Suez la ñu moo ñëw dañu ànd ak moom liggéey waaye nag lan la ñuy xaar si Suez pour que Suez suba mu defar conditions de travail et conditions de vie des travailleurs. ginnaaw ndox me ki jafe-jafem ñu waxtaanee téléphone beeg coono bopp jural na ko askan wa dëkk ci Kédougou ñàkk réseau bu baax wala réseau bu matale ba mën a yegg foofee ñuy woote téléphone ak di wuyu moo tax ñoom askan way yeewoo ca département bu Saraya ak Salémata la ñuy def mooy ci réseau bay bàyyeekoo Mali fa la ñuy connecté woo ngir di man di wootee ko wuyu leerali Ibrahima Jabaxate
La couverture téléphonique n'est pas effective dans plusieurs localités de la région de Kédougou. Aliou li muy làkk dégguma ko di Ibrahima Jabaxate ci wolof jëm ci jafe-jafe yi nga xam ne askan way yeewoo fële ci département bu Saraya ak bu Salémata ñi ngi koy dund ci wàllu téléphone li jur coow li mooy fi nga xamante ne ji fa la ñu dëkk réseau couverture ba dafa yeggul ni ñu mën def mooy réseau ba nekk Mali foofee la ñuy connecté woo ngir kon di mën di wax téléphone des na ci dellu si wat ci yeneen jotaayu xibaar ak leerali Ibrahima Jabaxate correspondant RFM ba nekk ca tigal boobee. ñaar fukki fan ak juróom-benn décembre 1982 la woon def na tey ji fanweeri at Casamance nekk ci fitna jooje bari na lu mu fa yàq jéego yu ne jéem nañu ko ci ngir jàmm dellu si ci yëf yi mujj doon jàmmi jëmoor bu ne tekk ba ñu ne booy ab diir ay wa jolliwaat li gën a sooke ay wa jamono ji nag bokk na ci gaañ fa nekk te kenn ku nekk bëgg ne yaay jiite mouvement ba mujj gi mu jur ab defante ci seen biir leerali Lamine Ba. bu nekkoon doomu aadama mën nañu ne conflit Casamance jege na li nga xam ne nag moo di âge de sagesse fanweeri at ak juróom-ñaar tey bi conflit bi tàmbalee ba léegi ci jamono jooju nag ña ko amaloon bëggoon ñu jot ci li nga xam ne nag moo di indépendance bu Casamance booba ba léegi li ñu ne mekk mooy ay jafe-jafe yu tukkee ci ay massacre yu doy waar ñu ngay fàttaliku Babonda Mandina Mankagne Diagno Pointe Saint-Georges Cap Skirring Sindian ba ci li yàggul dara boo fa bayot xeex wu métti bi nga xam nag nemmeeku nañ ko ci ay années 90 tax na bu ñu bëri gàddaay dem ci réew yi ñuy wër loolu nag yàq lu bëri rawatina investissement yi nga xam ne war na tukkee ci nguur gi daanaka li yegg ci Casamance bëriwul mu doon li nga xam ne yàqal na bu baax a baax bët saalum réew mi tey nag ñëpp nangu nañ ne donte sax amul ay xeexoo yi nga xam nag nemmeeku nañ ko waaye jàmm ji dellu seegul kilifa yi nag liñ ci wax bëriwul ndaxte jàpp nañ ne kuy wut jàmm doo siiwul lu bëri waaye tey ñëpp xam nañ ne xëccoowu métti bi dox diggante chef rebelle yi jiite faction yi doonul li nga xam ne dafay yombal liggéey bi médiateur yooyu sax ñu ci bëri seen i intérêt doon nguur gi mën leen a gis ci liggéey bi nga xam ne moom lañ nekk di amal ci terrain bi ñu bëri jàpp nañ ne jamono ji conflit bi li ko taxoon jóg daanaka nax saay na tey nag leneen moo ci topp mooy ab grand banditisme waaye kilifa yi war nañu moytu loolee bu baax a baax ndaxte grand banditisme boobee li mu nëbb mooy économie de guerre ku nekk nag di aar say intérêt fanweeri at ak juróom-ñaar doy na sëkk jot na nag ñu gën a jublu ci wutum jàmm ji loolu nag ngir ñu mën ci jot faaw ñu boole ñëpp ci mbir mi yokk ci li nga xam ne nag moo di ressources naturelles yi ndaxte foofay nemmeeku nañ ne mu ngay jur ay fitna ci bët saalum réew mi Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. RFM bitim réew. dellu dalalaat Ajaratu Binte Diallo maa ngi leen nuyuwaat baax soxna si. maa ngi lay fay bu baax Ndiaye. nañ ko doore ak Turquie mi nga xam ne dana yóbbu ay soldats fële ca Libye. ki ko wax mooy président bu Turquie di Recep Tayyip Erdogan mi ngi wax mbir mi nag tey jii bi muy amal déclaration ca Ankara leeral yeeg Mohamed Ali Mouba. ci début année 2020 le parlement turc war a examiner kon motion bi war a autoriser kon ñu envoyé fële ci Libye ay troupes turques ngir jàppale gouvernement Libye bi force turque yi nag dañuy jàppale kii di gouvernement union nationale ngir xeex kii di Khalifa Haftar président Turquie Erdogan moo wax li nu mel tey jii nee na nag kon parlement turc bi dina examiner motion boobu 7 janvier bi di ñëw samedi bi ñu génn parlement turquie jot na approuvé accord ngir ñu am coopération militaire diggante gouvernement d'union nationale bi nekk ci Libye gannaaw bi Fayez al-Sarraj demee rencontré kii di président turc bi fële ci Istanbul accord boobu dina tax ñaari parti yi kon ñu d'accord nu ñuy envoyé foofu ay militaires ak ay policiers kii di président turc bi nee na dina def lépp ngir jàppale waajam jooju su ko defee jàmm delsi ci Libye ñu xeex kon général putschiste bi nekk ci Libye. Mohamed Ali Mouba jërëjëf docteur Bakary Samb bu Timbuktu Institute mi ngi analyser décision président Erdogan bi nga xam ni dal na ci kaw monde arabe ak itam ci Europe nee na déclaration bi am na lu ko lal. décision bi nga xam ni tey Erdogan jël na ko ngir yónnee ay soldats fële ci Libye lu doy waar soo xoolee dafay gën a garaawal li nga xam ni moo xewoon déjà ci Libye nga xam ni acteurs internationaux yëpp tey ñu ngi xool nan la ñuy régler mbir moomu te soo xoolee xeex ba fa xew léegi nekkatul xeex boo xam ni pour libyens yi la wala loo xam ne jëm na ci wàllu Afrique dafa nekk xeex boo xam ni dafa am ay puissance yoo xam dañu ànd di jaamaarloo mais bëgg def jaamaarloo bi ci solu Afrique yaa ngi gis waa Émirats arabes unis Égypte bu Al-Sisi jàppale leen ñoom it ñu ànd ci même camp beneen côté bi nga gis Erdogan nga xam ni moom
frères musulmans yi ñoo nekk ci ginnaawam ak Qatar mi nga xam ni moom moo leen di financé ñu indi nag seen xeex boo xam ni taqewuñ ci laalewuñ ci transféré ko sur le sol africain Libye gi nga xam ni tey ñëpp a ngi naan bu fekkee Libye amul stabilité bëj gànnaaru Mali du mës a stable mukk waaye tamit yeneen Sahel bi du am mukk jàmm ñu ngi tey gën a yokk aywa di ko xambaat ci loo xam dañ ciy dugal diine te laalewu ci li ko lal dëgg-dëgg mooy mbiru intérêt géostratégique ak loo xam ni tey jëm na ci ñoom seen intérêt ak seen i compétition mu nekk lu doy waar loo xam ni gën a nasaxal jàmm ji fii ci Afrique. Docteur Bakary Sambou njiital Timbuktu Institute. waaw moom Kémi Séba danañu ko àtte tey jii ca Burkina Faso moom jàpp àtte lay doon gannaaw juróomi fan yoo xam ne mi ngi woon ci garde à vue nee nañu dafa saaga njiitu réew ma. waaw loolu la ñu jàpp moo tax ñu jàpp ko ki wax nag dinañ ko àtte tey àtte bu gaaw comparution immédiate muy procureur de la République bu Burkina Faso dañu koy àtte ci subaak léegi kon ña ngay àtte Kémi Séba moom mooy président ONG Urgence panafricaine juróomi fan mu nekk ci garde à vue ca Ouagadougou Koumba Sandiane Faye. Kémi Séba yoon teg ko loxo dibeer gi wees di ko topp ne dafa yëkkati ay kaddu di ñaawlu li mu jàppe ni njiitub réew yi fii ci Afrique dañu koo déggal seen ñoñ ñi nekk ca France fippukat bi nekk ci juróomelu fanub garde à vue ca commissariat bu Ouagadougou ca Burkina Faso tey jile procureur bu république bu Burkina biiral ne njiitub ONG Urgence panafricaniste boobee dinañ ko daal di àtte ci ab comparution immédiate Kémi Séba ak ka toftalu ci moom ñu jàppoon leen gannaaw bañ doon amal ab conférence publique ca Ouagadougou ci boobu lépp conférence mu fa doon xamle ni njiitu réew yi fii ci Afrique jiite wuñu dara wante dañ leen di sax jiite. Ajaratu Binta Diallo. yaa ma doon wax la ñuy waxee 1246. waaw dañ doon calculer de. waaw calculer nañ ba nga ne ma la junneeg lu ëpp. 1246 junni ak ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom. man la day metti nañ ko à peu près. lu jege junni ak ñetti téeméer. waaye ayca. ayca kon ñu waxtaanee. waaw ñoo xam ne dañ doon yëngu ci maanaam dañoo bëggoon a tukki ay migrants toll ci ñaari téeméer. ñu sauvé leen waa garde côte yu espagnol yi ñoo leen sauvé. waaw ñu ngi duggoon nag ci ñetti gaal bàyyeekoo ca Maroc ñaari téeméeri migrants yoo xamante ni daal dañoo bëggoon a dem ca Espagne garde côte espagnol yi kon ñoom ñoo leen sauvé ñu jëlee nag xibaar bi ci organisation internationale pour les migrants nee na lu jege ñetti. junni ak ñetti téeméer junni ak ñetti téeméeri migrants dee nañu ci waaxu Méditerranée bi ci atum 2019 jeexalee fële ca Italie Mamadou Mohamed Ndiaye ndax nag ministre de l'éducation nationale ba dafa démissionné sànq ci suba Lorenzo Fioramonti nee na nguur ga joxu ko xaalis ngir mu mun a régler situation école ba ak université ba moo tax kon mu ni démissionné na. jërëjëf Ajaratu Binta Diallo nga Italie am na ñoo lànk ñoo bañ. waaw am na foofu moom maa lànk maa bañ la jàngale woo. àdduna bee ni tëreet. mu ngi noonu ñu waxtaanee tàggat yaram doore ko wàllu Ligue des champions waaye version nawetaan. ci ni ma ko mën a jàppee noonu. fii ci Ndakaaru tey danañu fi football. ci weekend bi ci weekend bi incha allah ci weekend bi lañ koy daal di amal googule final ci stade Léopold Sédar Senghor diggante ASC Liberté 4 ak ASC Colobane lii di organisateur nag lu ñu bëgg moo di mu doon ab fête nga xamante ne ku ci nekk diñ ci gis sa bopp. ba tax na jamono gi jël nañu bépp matuwaay ngir mën a réussir googu les fêtes dañuy daal di déglu président bu ODCAV Dakar di Pape Momarlo. Final ODCAV de Dakar Ligue des champions première édition bi ñu ngi koy joué dimanche 29 au stade Léopold Senghor mu nekk na événement bu mag diggante Liberté 4 ak Colobane di ko joué nag dans le fair play et la sportivité di ci ànd ak sunu parrain nga xam ne moom mooy Diouf Sarr di ñaan yàlla nit ñi ñëw si jàmm fekkee ko si jàmm te ñibbi si jàmm parce que loolu aussi moo ñu tax a jóg ñun ñëpp def ko dans le fair play disposition yëpp jël nañ ko véritablement dañ ko bëgg a def une grande fête mu nekk feetu jeunesse bi feetu jeunesse su Dakar bi yëpp su ko defee xale yi ñëw jouer ko dans le fair play et dans la sportivité donc ODCAV si suñu wàllu bopp jël nañ disposition yëpp ASC informé nañu leen d' abord si demi-finale yi ASC mu ne joxoon nañ ko 500 000 francs de subvention bii aussi koo gagné bu weesoo 500 000 yi ñu joxoon di nga am 2 millions kii finaliste bi aussi ñu jox ko 1 million mu tegu ci 500 000 bi ñu ko joxoon donc yooyu ay innovation yu taay yoo xam ne tey jii ODCAV apporté na ko pour gën a redynamiser football bi au niveau du département de Dakar yooyu yëpp dañ ko jël mu nekk en place beneen bi aussi mooy li nga xam ne moom mooy l' aspect protocolaire te bu ngeen ñëwee si stade bi ngeen gis ni véritablement match de haut niveau lay nekk avec tous les standards internationaux noonu lañ koy organiser souvent nag ñun nawetaan dañuy yaakaar ni tout est informel mais cette fois-ci du demee noonu donc ce sera match boo xam ne organisé comme des références au niveau international. Cilmaxa final maanaam doon nañ fa football final waaye seetlu nañ ne diwaan ba infrastructure sportive lu ko tëla. xam nga Cilmaxa Mbakol. bu baax a baax. waaw foofu la Babacar Fall cosaano foofay dëkkam Njaay looy rek.
le cilmaxien Babacar Fall donc jàppal ni ñoom fi mu toll nii Ndiaye seen i jafe-jafe moo di wàllum jumtukaay. ndax bëri na ay gune yi nga xamante ni ci la ñuy yëngu rawatina football daal am nañ ci talent waaye jumtukaay yooyu nga xamante ni daal dañu ko néewle te daanaka sax mën nañoo jàpp ne furaas amu fa doon li nga xamante ne da leen gàllankoor ba tax na ñoom du ñu war a mën a mone seen bopp ci anam yi nga xamante ne noonu lañ ko daal di bëggee Cheikh Anta Diop nag daal na dem ba foofu teewee final nawetaan ci mbir moom sax la ñoo daal di profité wax itam seen i tawat. di ab final coupe cilmaxa xumboon lool doon dajale ñaari ASC yi di ASC Rakkaaju ak ASC Jàmbaar daanaka woy politique yi nekk ci cilmaxa ñëpp fa dikkoon ñi nekk ci APR ñi nekk ci parti au pouvoir ak ñi nga xamante ne ñi ngi ci opposition bi di waa réew mi Cheikh Ibra Ndiaye di responsable politique wax ne li nga xamante ne daal moom mooy yéeneem moom mooy fexe ba cilmaxa am stade ndaxte fii xale yi di footballé di ab terrain ganus la te neexul la footballé. waa ci localité bi comme ni ngeen ko constaté infrastructure manqué na fi torop ndax yaakaar naa ni ba ñu dalee football nawetaan ba léegi ci terrain bi lañ koy footballé ku ne gis na état bi yàlla dogal li ñu bëgg bu soobee yàlla dinañ ci indi ay saafara ndax xam nañ bu baax tawat si jeunesse bi jàmbat nañu ko te ñi ngi koy bokk ak ñoom bu baax a baax jàngoro jooju. responsable politique yu bëri dikkoon ci final bi gis na ne final bi de dafa dajale opposition ak pouvoir ñu nekk benn Yankhoba Diattara nekk vice président bu conseil départemental bu Thiès rafetlu ko lool. monsieur le maire Moussa Ba ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax ci teewaay bi ak le deuxième adjoint au maire de Thilmakha bi nga xam ne ñëw na fi loolu lépp day wane ni événement bi nga xam ne Cheikh Ibrahima mu ngi koy organiser ci Thilmakha dépassé na mbiru politique mbiru développement la mais daf ko jaare ci sport. parce que avantage sport mooy day mobiliser nit ñi ci ay xol xale yi mag ñi ñëpp te gis nañ jeunesse bi ni mu mobiliser wu. final bu xumboon lool ci mujjantal gi ASC Rakkaaju moom moo daan ASC Jàmbaar ñetti bal ci ñaar. waa ASC Rakkaaju ñoo am ñett ASC Jàmbaar am ñaar. fin du match. c'est la première fois. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. ayca ñu waxtaanee wàllu boxing day bi ak tey jii ci alxames yi am nay max yu doy waar. sa équipe kan la si tasal. Arsenal bon mëf lay am. fi mu toll nii foofu féetee ci classement bi. sori naa de Cheikh. Ndiaye fi mu toll nii ndax bi ngay bañ a jëli. ne day moom Cheikh lu ma am rek day mbetteel. waaye jàppal ni boxing day googu bu ñu ko waxee moo di jongante nga xamante ne dañ koy amal ci ëllëgu lii di Noël ndax bëri na ay championnat yi nga xamante ne dañuy bër googu la jamono waaye foofu traditionnellement dafa di fet ci ñoom ba tax na ëllëgu Noël dañuy football foofu la ci Angleterre jamono gii may wax ak yéen ma ngay daw ci diggante Tottenham ak Brighton 15h dana am yeneen i jogante ku ci mel ni diggante Chelsea ak Southampton ci googu lay waxtu itam Everton dana taseek ñii di waa Burnley Crystal Palace dana daal di jouer ak ñi nga xamante ni ñoo di waa West Ham United Watford moo di équipe Ismaïla Sarr moom itam ci bu 15h jotee dana daal di jongante ak ñii di waa Sheffield United 17h30 dana amaat itam yeneen jongante ku ci mel ni diggante Manchester United ak ñii di waa Newcastle waaye dëpp daj gi nag moo di match bu nar a am 20h diggante ka féetee P di Liverpool ak Leicester féetee si ñaareelu place bi match kooku nag dañ ko daal di amal foofu la ci terrain Leicester ci xayma fukki poñ daal di dox ci diggante ñaari équipe yooyu la. jamono ji Tottenham ak Brighton ñooy football. waaw ña nga ca Brighton moo mëneegum 1-0. Adam Webster moo dugal but bi ci 37e minute. mooy Tottenham bu Mourinho. Serge Aurier démarré wul match bi loolu moom xibaar la yu ñu jotee. foofee ci Angleterre. ma nga noonu Ndiaye xanaa gars yi dañoo fàtte rek waaye dañoo xam may sama reportage bu njëkk ci football maa ngi yow ko dafa doon Ndiaye. yàlla boo ma xamal si. ma nga noonu.